waaw gars yi dañu bëgg a may gars yi benn minute rek ñu dugg pour ñu mën a tontu kii nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ci waxtaan bi mu amel sénégalais yi léegi nii ci affaire Covid 19 bi donc merci à tout le monde. Voilà dañ leen bëgg a may benn minute rek partager leen ko au maximum comme ça mu atteindre doomu aadama yi partout où ils sont dans le monde te dinañu may aussi opportunité nit ñi ku bëgg a participer di nga mën a woote pour participer. Donc dañu bëgg rek yaatal waxtaan bi incha allahu rabbi ñu nit ñu joxe suñu xalaat voilà déglu nañu nag li nga xam ne moom mooy kàddu njiitu réew mi léegi donc en tant que sénégalais en temps réel léegi kàttan boobu lañu internet may nañu kàttan boo xam ne man ngaa déglu nit léegi nga tontu ko léegi jarul ba suba du moment wu telegram du moment wu email du dara fi mu toll nii Facebook live set déglu nañu lépp li nga xam ne moom la président de la république wax lu ko commencé ci rapatriement des corps alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah parce que comme niñ ko waxee rek ñun en tant que sénégalais ñaanuñu yàlla lu dul bu ñu jëlee suñu bakkan bu suñu ñàkkee suñu bakkan bitim réew ñu delloowaat ñu ci suñu njaboot suul ñu ci bàmmeel yooyu nga xam ne dafa bari yërmande doomu aadama yi saa yu ne dinañ fa romb ay jullit dinañ fa romb di ñu ñaanal yàlla ndax yàlla wàccee yërmandeem ci ñun donc loolu vraiment c'est une grande victoire et merci encore à la diaspora sénégalaise. Et merci encore de l'association de rapatriement des corps au Sénégal parce que wax dëgg yàlla yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko joytu sénégalais adduna bi yëpp dégg nañ ko am nañu sax ay doomu aadama yu fi ñëw ñoom ñëpp ñuy ay docteur ak ay borom xam-xam ñu sànni ci seen xalaat loolu doon lu extraordinaire donc victoire te victoire bi wax dëgg yàlla sénégalais yépp ñoo ko moom ak fu sénégalais war a mën a nekk ci àdduna bi fi ñëw victoire bi ñoom ñëpp ñuy ay docteur ak ay borom xam-xam ñu sànni ci seen xalaat loolu doon lu extraordinaire. Voilà donc loolu mooy suñu premier combat. Deuxième affaire déglu nañu aussi président de la république di wax ci respecter distance yi defe naa loolu buñ ko waxee ci liñ koy gën a jëmale mooy jàkk yi maanaam jàkk yi ak église yi ak jaamukaayu yàlla yi gis nañu ne nag wax dëgg yàlla peut-être aussi plus rapidement il a répondu aux khalifes généraux qui ont pris leur décision ne que vraiment enough is enough comme ni ko anglais di waxee maanaam heure caaxaan jeex na heure julli moo jot te ñun ay jullit lañu maanaam yeneen religion yépp nag ils sont respectés mais plus particulièrement ñu ngi forcé pour jàkk yi ubbi donc loolu yëpp li ko waral rek mooy ñàkk kóolute gi nga xam ne moom la ñu am ci président de la république ak ay kàddoom parce que tey président de la république am na kàddu bu mu yëkkatiwul boo xam ne defe naa sénégalais yi peut-être yéen it mën nañ cee ànd te peut-être on se demande la question de la famine famine xiif bi nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal tey bëgg naa xam lan moo tax njiitu réew mi nanguwul yàbbi ci lool partage denrées alimentaires yi xew Sénégal tey bëgg naa xam lan moo tax président de la république yàbbiwul ci lool diwlin gi comme ni mu ko doon waxee ak macaroni bi ak ceeb bi ak suukar bi lan moo tax président de la république yàbbiwul ci accusation yi ñuy def Mansour Faye maanaam les faux contrats qui ont été donnés à Diop Sy à Mansour Faye ak ñeneen lan moo tax président de la république yeewu ci yàbbi ci jaay doole kumba am ndey ak kumba amul ndey par exemple tey au même jour où le président de la république donne son discours il y a un fils digne du Sénégal que le président de la république connaît très bien Abdou Karim Gueye ndax ba mu feebaree nekk hôpital jabaram yónnee na fa ay nitam yónnee nañ fa pour ñu jox ko ay koppar pour mu dem bitim réew faju ji parce que xam nañu loo xam ne defoon nañ ko doomu jàmbur boobu lan moo tax président de la république yeeyul yàbbi ci jaay doole bi nga xam ne moo nekk Sénégal saluer na force de l'ordre sénégalais yi merci je les salue mais lan moo tax président de la république
yeyul yàbbiwul ci violence barbarique bi nga xam ne moom la ñu teg doomu sénégalais. La violence qui est en train de se passer parce que doomu sénégalais li ñuy teg seen kaw violence la tudd. C'est une violence parce que tey ñu ngi dóor ay doomu sénégalais, ñu ngi gaañ ay doomu sénégalais, ñu ngi faagaagal ay doomu sénégalais. C'est ça la réalité. Man seetaanuma discours du président de la République parce que dama bëgg a xam, dama bëgg a dégg li mu wax ndax ni mu baaxee déedéet. J'ai écouté parce qu'on doit le répondre. Te mënuloo wuyu nit, tu ne peux pas répondre à quelqu'un si tu ne les as pas écoutés. Mënuloo tontu nit su fekkee dégluwuloo. Nit mënuloo koo tontu boo ko dégluwul. Soo dégloo nit ci nga ko mën a tontu. Boo dégluwul nit mënuloo koo tontu. Donc comme on a écouté le président de la République, c'est là maintenant on pouvait le répondre. Bëggoon naa génn avant, je voulais sortir avant pour dire aux Sénégalais sa médiocrité et les mêmes paroles qu'il va venir et répéter. Parce que bu leen fàtte ne le président Macron devait sortir aujourd'hui. Et pourquoi aussi dans le discours du con, comme on le dit, il n'a pas parlé des Sénégalais qui sont bloqués à l'extérieur, comme les Sénégalais de Dakhla, comme les Sénégalais de partout. Vieux, les Sénégalais de Dakhla, si vous pouvez m'envoyer un message sur mon WhatsApp, je vous envoie le link pour que vous pouvez rentrer dans le live. Et ngeen wax seen xalaat ci discours du président de la République. Soo leen ma yónnee léegi benn message sur WhatsApp, dinaa leen dugal. Comment se fait-il que le président de la République a pris le temps et parlé aux Sénégalais qui sont décédés? Nee na Sénégalais yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci Covid-19 bi, loolu yàgg nañ ko wax, du contaminer kenn. Sénégalais yooyu mën nañ leen rapatrier léegi Sénégal. Léegi monsieur le président, Sénégalais yi dund nag ña nga xam ne ñu ngi yor seen bakkan te ñu ngi dund te ñu bëgg a ñibbi seen réew te ñu càng ci àll bi. Léegi lan moo tax yeyuloo yàbbi ci loolu ak sénégalais yi nga xam ne tey comme la famille Pouy et cette famille de ce handicapé qui est au Sénégal, ñu leen di néewal doole di leen nangu seeni ay kër, ñu leen di nangu seeni ay kër ñuy tëdd ci mbedd ci Covid-19 bi. Monsieur le président, nit yu ñàkk seen xel yi, les malades mentaux au Sénégal qui sont dans les rues, et les orphelins, et les enfants, et les taloubés, et tous ces Sénégalais qui sont en train de mourir de famine dans tes rues, quelle décision as-tu pris à propos de ça? Nos hôpitaux, nos plateaux médicaux, que tu dois améliorer sur nos plateaux médicaux, quand ngay tabax ay hôpitaux yu bees, quand est-ce as-tu pris ta décision à construire des nouveaux hôpitaux pour les Sénégalais, pour qu'on puisse se soigner? Parce que Covid-19 bi, comme niñ ko waxee, li ci gën a grave, le mal est profond. Ce qui est plus grave est encore à venir. Parce que Sénégalais yaa ngi xiif, Sénégalais yaa ngi feebar, Sénégalais yaa ngi am problème, Sénégalais yaa ngi am ay jafe-jafe. Les réalités en ont que génn nga wax nga comme toujours. Wax xamee nañ la ko. Wax on te le connaît. Xamee nañ la ci wax. Mais exactement action. Ban action nga jël, ban décision nga jël tey directement lié aux Sénégalais yoo xam ne day affecté vis-à-vis la vie des Sénégalais. Day am maanaam njariñ ci dundu Sénégalais yi. Julli mënaloo koo daganal wala nga bañ koo daganal parce que les khalifes généraux ont déjà pris leur décision. Et ça n'a rien à voir avec toi. Ñooñu jël nañu seen décision. Kii nga xam ne moom mooy khalife général des Mourides, il a pris sa décision. Kii nga xam ne moom mooy khalife général des Niassènes, il a pris sa décision. Kii nga xam ne mooy khalife général des Tidjanes, ñoom ñëpp jël nañ seen ay décision. Ils ont pris la décision qu'ils vont aller prier dans les mosquées, que tu l'aimes ou pas, loolu sa problème la. Gàcce boobu nag xam naa ne jàpp na la nga ne xaaral ma gaawantu ma wax li nga xam ne moom laa xam ma gaawantu comme ça buñ ma tuutal nañ la ba pare. Tu es tout petit. Ça size a ngi nii. Et monsieur le président de la République, on a aussi eu des informations
des informations fiables, que ton fils était malade il y a quelques jours de cela. Et monsieur le président de la République, tu l'as amené à l'hôpital principal de Dakar. Monsieur le président de la République, avec 9 voitures dans ton convoi. Monsieur le président de la République, tu as fait dégager tous les malades dans l'urgence de l'hôpital principal pour soigner ton fils. Je n'aurais dû pas le faire de cette manière. Parce que doomu sénégalais yépp ñoo tolloo sa doom sama doom sa jarbaat sama jarbaat sa sët sama sët doomu sénégalais yépp ñoo tolloo. Vidéo baa ngi fi ma tegal leen ko balaa muy sori et on va continuer notre discours. Voilà, les frères de Dakhla sont là. Je vais déjà les envoyer le link. Ma yónnee leen link bi. Comme ça, nous allons participer ci live bi. Ngeen jéggal ma link bi laa leen bëgg a yónnee. Voilà, link bi. Excusez-moi. Voilà. Copy link. Voilà, les frères de Dakhla sont là. maa ngi leen di yónnee link bi. Comme ça, ngeen dugg. Il faut rentrer. Hein? Je vous envoie le lien. Voilà, ngeen dugg si. Voilà. maa ngi envoyé lien bi les frères de Dakhla lien maa ngi noonu léegi maa ngi leen di won d'abord vidéo bi nga xam ne président de la République du Sénégal Macky Sall avec tout ce qu'il veut dire qu'il représente. moom nag ñi ngi xamal ni doomam bu góor dafa daal di feebar bi mu feebaree nag mu yóbbu ko fa li nga xam ne moom mooy hôpital principal waaye li nga xam ne moom moo ci am mooy dañu wax ni dafa daal di vidéo hôpital bi yëpp maanaam bépp malade bu fa nekk daf ko daal di génnee ngir ñu mën a faj ki nga xam ne moom mooy doomam information bi boobu nag ki nga xam ne moom mooy Adama Gaye di journaliste moom moo ko daal di posté fi nga xam ne moom mooy compte Facebook am di ñaawlu bu baax jëf jooju moom nag mi ngi ñuy wax ni ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall mi ngi ñëw ci hôpital bi ak benn convoi bu war a mat 9 oto ñu daal di ñëw moom mi ngi sol tout blanc sol li nga xam ne moom mooy maxane bu weex daal di wàcc ak ay daal di ko waral voilà les frères de Dakhla restez à côté maa ngi leen di jël léegi. moom moo doon dénoncé moom moo joxe information compte Facebook am ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp limametti.com ngir am information yi ku la notification bu leen ko fàtte moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mën ti toll ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ci biir limametti.com ak yeneen information. Voilà, donc sama frères et sœurs sénégalais, il faut savoir que déjà le président Macky Sall maintenant est réveillé dans nos réalités. Maanaam moom it njabootam ci hôpitaux Sénégal yi la ñuy fajoo moom ci boppam tey Macky Sall bu bëggee faju Sénégal lay fajoo jabaram bu bëggee faju Sénégal lay fajoo waa këram yépp bu ñu bëggee faju Sénégal lay fajoo xam nga coronavirus wan na àdduna ne ñun ñëpp mën nañoo doylu ci suñu ay biir dëkk. Voilà, coronavirus nee nañu ñun ñëpp doylu nañoo doylu ci suñu waa voilà ma jël waa Dakhla je vais prendre nos frères de Dakhla ils vont venir en ligne frère assalaamu aleykum wa rahmatullahi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax. waaw ñoo ngi lay ziar ci dara. voilà ñun nag dañu am naqar tey ndax dégg nañu président de la république wax ci àdduna bi sénégalais yi di ko déglu mais yeyul yàbbi ci yéen yeyul yàbbi ci benn sénégalais boo xam ne dafa bloqué ci diaspora bi. Ouais, en fait, waaw, c'est vrai, ñun sax léegi ñu ngi doon suivre léegi ni discours bi. Waaw. Ça se voit que président bi ba léegi nekkul responsable quoi ci lu muy def. Il y a un manque de considération. Voilà, ñu ngi leen di déglu vas-y. Voilà. On a constaté que ni moom jamono ji moom c'est-à-dire lu tax ñun ñu koy xaar su luñ koy xaar ba léegi defu ko quoi. C'est pas il n'agit pas de manière responsable malgré que avec tout le respect que je lui dois mais c'est pas un responsable qui fait comme ça. Il doit être non seulement un protecteur non seulement de la nation, de ses citoyens, parce que ñun loolu moo tax ñu ko fay teg tey jii su ñëwee ba situation bi toll fii ñu nekk fii di dund fii lu ñuy dund fii tey jii boom waroon na mën a am sax nu muy demee ñu am tuuti au niveau de nos autorités mais fii que ce soit au niveau du ministère ba keneen ak keneen on a rien reçu loo xam ne c'est satisfaisant loo xam ne mën nañu ko dëgg suñu nopp mu kii à part ay wax yi neen rek. ñu politique politique rek tey jii su doon jamono élection la
ma ne duñ fi def 2 jours du jël suñu. léegi li ma bëgg a xam yéen ñaata fan ngeen def Dakhla guddi yi ñu toll vous avez fait combien de jours? 2 mois 2 mois 2 mois ak lu ko teg 2 mois am nañu fi 2 mois 2 jours am na fi 2 mois 5 jours affaire yooyu noonu. Vous avez fait 2 mois 2 jours à Dakhla en tant que citoyen sénégalais. Pas un seul autorité sénégalais qui est venu être présent pour vous rapatrier chez vous. amul benn autorité sénégalais bu fi ñëw wax ak ñun lu dul benn nit bu ñu fi bàyyi bu ñu woowee Pierre te moom benn genre représentant la comme consulat bi nekk Casablanca benn genre représentant la moom sax liggéeyu ci consulat bi da koy wax moo tax bëggul deram di si takk amul dara lu fi ñëw waa jooju rek moo fi ñëw di wax ak ñun boobu bañ fi nekkee ba léegi bi layam ma ko comme ñoom dañu joxe woon confinement ñoom ñoo ñu jëloon dugal ñu si kër yi bu état taxaw sénégalais di taxaw foofu ne daf ñuy jox lii ambassade Sénégal defu suñu dirim te ñoom ñu ñuy dégg en live parce que xam nañu léegi dañuy woote si chaîne rajo yi ñoom ñu ñuy dégg dañuy politiquer suñu xel à chaque fois duñu envoyé ay papier fii mais xam nga fii bawol yi nekk fii yëpp mais ñoom mënuñu bind seen tur yi ay enregistré y'a que nous les étudiants ko ñun ñoo mën a bind fii suñu tur yi ñooñu boo leen ne dañ leen di jàppale jox leen si xaalis nan nga leen koy joxee fii laajte leen photocopie passeport yi nit ñi def nañ lu nekk mënuñu joxe photocopie passeport yi mënuñu joxe ñu joxe photocopie passeport yi joxe nañ papier yëpp boobu ba léegi gisuñu ci benn résultat attendez demain chaque fois ñuy joxe benn confinement boo xamante ne xamuñu kañ lay jeex. en fait man damay yokk dara rek si dara quoi juste que ñun tey jii situation muñ toll fii yaakaar naa état suñu ñëw lay jël si moom mooy ñun ñoo débrouillez-vous la ñuy def quoi la ñuy def débrouillez-vous parce que c'est ça. léegi man en fait dafa am lu ma jaaxal. keroog defe naa bi may wax ak yéen amoon na seen benn frère boo xam ne dañ ko jàppoon emprisonné ko foofu parce que dafa génn. maa ngi nii Tunkara waaw léegi yow lan moo doon raison bi. réaction bi mooy que comme fii ñu nekk nii dañu am problème dañu xëy génn ma xëy génn di dem boutique pour war a jënd lu ñu war a ndogoo ma xëy di dem policier bi woo ma ne ma mon ami ma ñëw ba ma ñëwee mu ne ma andi sa masque ma ne ko yoxuma masque waaye sama hôtel la ngi nii ci kaw mu ne ma non doo dem ne ma embarqué ma ne ko ok ma topp ko mu dem mu yóbbu ma commissariat ne ma andi sa passeport ma ne ko sama passeport mi ngi fii ma jox ko sama passeport ba mu ko dugal ci système bi mu xool ni passeport il sait que je viens pas d'ici mu ne ma lay def fii ma ne ko ñun la sénégalais yi nekk frontière ñun lañ bloqué man la nekk si on fait partie des sénégalais yi nekk fay mu ne ma bon si la ma jël yóbbu ma le lendemain si lañ ma libéré mais loolu du nekk sax yoon nekkul yoon. kon yow da nga fanaan prison yow tu as passé la nuit en prison. j'ai passé la nuit en prison loolu loo xamante ne du sax yoon loo xamante du yoon lan moo tax Tunkara ñun dañuy liggéey on est des travailleurs nous tous ñu nekk fii nii suñu xaalis dañ koy dugal ci état au Sénégal ubbi suñu compte biir Sénégal di ko fa investir di tabax suñu appartement di tabax suñuy néeg di wut suñu soxna di leen fa dugal ñu dem ba problème fekk ñu fii mais état Sénégal mënul Côte d'Ivoire sax jël si na ay doomam waxuma la Cameroun Ghana dëkk yi gënoon sonn ay Mali ñoo xamante ne bu ñu feebaree sax Sénégal la ñuy ñëw faju mais pour Macky Sall moom mënul sax yëkkati bu nekk ambassade Sénégal la ñuy xaar benn de am naa lu ma ko ci wax dinañ fi yéex a jógee ndax ñooñu politique rek barki dem Massa ba ñu ko waxee da cee rocc ci loxo moom set wecc naan nañu jël leen numéro ambassade mais moom lañu war nañu wax loolu plus de 96 sénégalais ay ñoo xamante ne Maroc lañ nekkoon ak ñu jóge Europe Italie France ñëpp fii la ñuy jaar oto yaa ngi fii fees fi dell ñun dinaay xale ndaw ay kilifa ñoo fi nekk yor seen i jabar seen i doom yi ñuy dundal foofu nañu ñëw jël si fii moo gën ñu sonal di ñu jox ay 200 dirhams mel ne dañ koo namm ñu nammuñu loolu dañuy ñibbee. donc yéen ak man ñu ñoo dégloon doo discours bi yéen lan ngeen sentir bi président de la république yàbbiwul tufliwul ci yéen waxul dara loo xam ne mi ngi koy jëmale ci ay sénégalais yu bloqué ci ay diaspora wala ay frontières lan ngeen sentir ci yéen qu'est-ce que vous avez senti parce que moi en tant que sénégalais j'ai senti de la peine dans mon cœur man sama xol dafa doon metti li ma toog dégguma ñuy wax ci yéen loolu daf ma naqari ci sama biir xol léegi yéen lan moo yegg ci seen xol yi bi président bi waxul ci yéen. Tunkara man question boobu boo ko posé c'est une question vraiment pertinente et vraiment sensible pour ma tontu ci dafa leer nañ Macky Sall dafa di nit koo xamante ne c'est une bombe à retardement Macky Sall dafa ñëw jël Sénégal jël ay assassins ay tueurs
mu placer leen dans les points vraiment sensibles pour la population dégg nga muy si police yi muy si gendarmerie muy si wala lépp luy wàllu justice rek ay bandi la fa teg yoo xamante ne dañu ñëw pour massacrer ñu population Sénégal loolu la def discours bi daf kii loolu mooy maanaam il est prêt à tuer des gens qui sont pas encore morts xalaatuñu parce que nooy xalaatee koo xamante ne yàlla jël na ko ba pare nga ne da ngay toog di xaar ñeele ñu dee ba pare nga soog leen a jëli dama xamul ban sens lay am. vas-y maa ngi leen di déglu loolu lay dund ak ñun maanaam population bi ñëpp la bëgg éradiquer tant que fu mu toll nii 1000 milliards yi ñuy wax sakkaluñu ko pexe dugul ku su nekk sa poos Covid 19 du mus a jeex Sénégal loolu pour muy leer ñëpp muy leer sénégalais yëpp loolu du mus a jeex Macky Sall c'est un assassin il est là pour nous tuer. waxu fi dara discours bi dara waxu fi il n'a rien dit il a honte parce que moom xam na ni mu leer mu neex ko mu naxari ko dirigeants yi jël nañ seen décision ba pare dirigeants religieux yi jël nañ seen décision ba pare loolu mënu si dara pour moom day mën a waaxu si bopp ñun ñi mënul waaxu si bopp kenn Macky Sall ñoo ko gën a intelligent ñoo ko gën a yeewu ñoo ko gën a xam laay fi nan la mais bu moytuwul man li ma leen xamal mooy la révolution dina am te Macky Sall ça va être chaud chez lui. léegi yéen ban message dernier message parce que comme damay continuer pour tontu président dernier message ban message ngeen bëgg a lancer président de la République mu dégg voilà Tunkara voilà man la vieux donc en fait ñun message bi ñuy lancer c'est tout simplement c'est le même message waaw message mooy tout simplement Macky Sall na def le plus rapidement possible pour ñu ñëw jël suñu ici fii Dakhla parce que ça fait presque plus de 2 mois ñu ngi fii. Alors discours bi mu dégg ngeen discours bi mu def discours bi c'est un discours à la con comme ni ñu koy waxee alors muy expliquer comme quoi qu'en fait des gens qui sont en Europe qui sont bloqués en Europe en France pour ñu ñëw jël si na alors que ñun ñu ngi fii depuis 2 mois ci désert bi di galérer et tout ça ah donc ñun daal dernier message bi c'est tout simplement Macky Sall voilà na def le plus rapidement possible pour ñu ñëw jël suñu ñu ñëw di ñibbi suñu kër njaboot yi ñoom moo gën quoi. waaw merci gars yi vraiment comme ni ma 2 mots rek waaw vas-y 2 bar rek vas-y maa ngi ci jàmm alhamdulilah mbaa yéen a ngi ci jàmm waaw ñu ngi sant mais gis naa ngeen jege yoo lool ñaata ngeen fi ngeen ne nii te solu leen kenn solul masque waaw fii de ñun yaa bëgg naa ñun 16 ñoo fi nekk nii 2 mois ensemble yéen ñëpp benn néeg fi ngeen di fanaan non dañuy séparé wu mais comme jas dañ ñëw pour def émission bi ak yow nii quoi. waaw amul problème léegi yéen ñëpp comme par exemple ñaata nit ñooy fanaan par néeg. néeg bu nekk 2 personnes la. léegi am ngeen loo leen lekk. mais léegi moo matul néeg quoi maanaam bu néeg da nga naan pantre bu nekk 2 personnes la. pantre la quoi ay néeg yu ndaw la. ay pantre la fii auberge la quoi fii foo bu ma tëdd laal boo xam ne boo tëddee bu la neexee wokk sa morom loolu néeg la. waaw ma ne beneen affaire bi. léegi lekk est-ce que yéen a ngi am bonne santé yéen a ngi lekk yéen a ngi sam buñ koy amee Tunkara lii mooy lekk bi lii lekk mi ngi nii Tunkara duñ la ko tere wax lii mooy lekk bi mi ngi nii sànni yaa ngi nii lii mooy lekk xubsu sarre yaa ngi lekk ak ataaya mi ngi nii ak meew yi mais lii de te lii gouvernement Maroc moo ñu ko jox Sénégal de gouvernement Maroc moo ñuy dimbale su nekku son moom duñ di sol xam nga lii du lekk lii sarri jën lii xam nga lii ni bu ko dëggee dund woor billahi wallahi taala dañuy woor ba ngoon jot benn repas bi dañuy lekk benn saadil benn xubsu naan meew barki laa ilaha illallah xaalis bi ñuy wax joxuñ ñu ci te ñu ne léegi ñun ay sénégalais lañ quoi ñun kon Macky Sall ñun maanaam considéré wuñu quoi bu fekkee dëgg rek moo neex yàlla pour ñu wax ko quoi woor ba ngoon jot ngay seetaan sa doomi réew joxuñu ko moom de yërmande yi consulence kii bi nekk fii wilaya naa ñoo ñu ko jox wilaya marocain bi parce que dañoo yërëm quoi xam nañ ne carrément easy wul mais ñun xanaa ñun ban genre vie la ñu dund quoi mënuñ sax comprendre parce que boo xoolee tey ñun ñu nekk Sénégal metti na trop mais ñu ñoo ñu tane moo tax léegi lu metti ñun nañu répartir yóbbu ñu suñu biir famille ñu konne suñu laay foofu
moo ñu gënal quoi ñun soxlawuñ dara dërëm état soxlawuñ ko ñun ay liggéeykat lañ ay jaaykat doole lañ xamoo suñu ngor lañ dundee suñu ngor la ñuy dundee suñu ñax comprendre nga ñun lu ñu soxla rek lenn la mu jëlee ñu fi yóbbu ñu suñu famille ñu connaît suñu dund foofu parce que affaire yi metti na quoi dem nañ ba sës ñun déglu nañ lépp déglu nañ discours bi déglu nañ lépp mais li jëntuñ ci lenn la mais discours bi est-ce que yéen dégg ngeen ci benn yoon mu yëy ci yàbbi ci dimbalu doomu aadama yi dundu doomu aadama yi dégg ngeen ko amul jamais moo wax ci loolu amul Macky Sall daal mooy li ma la expliqué rek moom boppam la fi nekkal quoi ñooñu duñu ay jullit ñooñu gëmuñ dara yéen tey boo xoolee yow dimbalu diaspora bi yéen jotu leen ci dara yéen kenn indi dara dërëm noo fi mu jotaguñ ko Tunkara waaw côté xaalis diaspora bi dafa lay expliqué pour mu leer waaw côté xaalis diaspora bi dañu ne nañu bind si plateforme bi bind nañu waaw ñu ñëwaat ñu ne ñu photocopier leen seen passeport yi ñu photocopier passeport yi envoyé dégg nga ñu xëyaat ñu ne ñu def leen liste benn def leen liste ñu def suñu liste ak suñu numéro téléphone ñu envoyé ñu jógee foofu encore ñu moodu yi ñi nga xam ne Espagne la ñu jógee ñooñu jox leen seen 3700 dirham am na ay nit yu bëgg ngeen yónnee seen numéro parce que dañ leen bëgg a dimbali te yàlla tax xam nañ ne yalwaanu leen xam nañ ne saraxuwu leen mais vous êtes quand même nos frères il y a des personnes qui veulent que vous écrivez le nom et le numéro bind leen ko ci commentaire yi pour ñu ñëw dimbali non mooy bi nga yoroon rek mooy moo Sall Dramé bi comme bi nga yoroon rek voilà non bind leen ko bu mën ngeen ko bind ci commentaire yi comme man damay nekk di wax ak yéen boo leen ko bindee man dinaa ko épingle waaw d'accord dinañ ko bind léegi bu ñu defee loolu yëpp formulaire yooyu ñu pare moodu yi ñoom jot nañu seen 3700 dirham mooy maanaam 350 euros dégg nga te ñun ñoo bloqué ndoo fii ñooñu moodu yooyu sax ak yeneen Sénégalais boo gisee tey jii gars yi jël leen dugal leen si ay auberge ginnaaw yàlla ak yonent bi ñun ñoo tax parce que ñun ñoo doon fanaan si mbedd yi ba wilaya bi yërëm ñu jëlee ñu foofu yóbbu ñu hôpital ñu say suñu ba pare dugal ñu fii nii dégg nga mais ñooñu moodu yi ils sont minoritaires ñu ñooñu jot nañu seen 350 euros donc ñu woo ambassade ci boppam ñu laaj ko ñu ne ko nu mu fa demee noonu tey jii ñun ñu ngi nii ñële jot nañ seen 350 euros ñun ñu ngi nii ba léegi ñun jotuñu dara loolu doy na waar xam nga ñun ne ñu léegi dañuy defar benn lettre de demande exemplaire mooy maanaam ñu bind ñu sous-signé maanaam man comme par exemple man Mor Sall Dramé sujet ñu def demande d'aide après ma ne voilà je demande de l'aide à l'État sénégalais voilà léegi ñoom maanaam dañ leen bindloo dara kaay leen ma wax leen li xew dañ leen bindloo dara pour ñu dem wone ko présidence ne voilà nit ñi woon laaj nañu ndimbal ñoom ñu jot xaalis bi ñoom ñu faj ci seen soxla yéen la léegi xaalis ko soxla bopp jotaguñu ko ils vous ont utilisé vous voilà léegi jox ma suma frère handicapé boobu pël bi tamit mu am lum ci yàbb mi ngi noonu laay salaamaaleykum a jaaraama salaamaaleykum laay asalaamaaleykum ba salaam rahmatullah mi yaani voilà ñu ngi lay gis joni men en faala kalna men e pular no yirɗa kala Macky Sall ka par ce que min naniɗo Macky Sall haali e yimɓe mayɓe kono haalani hay fos e yimɓe wuurɓe sifama handicapé wonɗo e dahla min faala kalda e yimɓe fulɓe ɓe nana bisimillah ok Macky Sall de dalo deggal min jeɓatiraw ko waɗi ko haydara min jiya hen o deggi Allah teduma min amin ɗo hen min tampi trop min ngala ko min ñaami min ngala ko min jari min ngala kadi komin mbawi neldude yimɓe galleji amen deggi Allah affaire o muusi trop kadi surtout ma e korka oɗo instant jinnaɓe foof ke amen mbaɗi yakar oɗo instant ni jinnaɓe foof ke amen mbaɗi yakar mais wallahi ajim so yumata hande ɓe jogui ɗo bustap ko mbawi neldude yimɓe e galle daña ko ñaami Allah seeri mi ala ko gonran kalami eyyi kadi oɗo instant ni ala fof ko min ɓuuri yidde so wona yidde hoodde hoodde rek min ɓuuri yidde
parce que pawji ɓe ɗanayi ɓe jarani ɓe ñamani après musi trop wallahi azim ko kayam ɗo ko sah moylori ɓerande sa ko boni ɓerande sa ko boni natti sa wawde haalde parce que affaire no muusi trop parce que komin guurat ɗo ko haysino ko kanko hoore makko wuranno ɗum welata eyyi kadi discours o ɗon mo haali affaire qui 3700 non 3700 mille o haydara min jiyani hen eyyi minen fof min ummi ko Casa amin koor famin amen ɓe minen fof komin yiyan amin coodi ko suudi amin nawta eyyi mais haalis oɗon gam dal min jeyani haydara min jeyani mais nak so heeɗima kam ko kalami ko amin ñaagui ɗum saabi lillah wor suuri no wawi wadde fof yo ara o ƴetta amen ɗo nawta amen Sénégal ko ɗum tan min ñaaguimo haydara goɗɗo min ñaagakimo affaire haalis kam dal moyloɗo ko ɗo yimɓe mayata gacca ɗo haalis mais haalis hay goto mayata nawor ɗum kendude yoɓale haalis zéro laabi ɗo amu yow no def naka sa kay jaram yaram mana yow naka nga def naka nga def min ke ɓeɗon ɗo rek bandam ɗum non ɗoran muusa ay koyreɓe fof ko ɓurti wallahi azim hay ko jahami ko dañmi sah busap mi sooda kawas ko probléme allahu akbar wallahi azim affaire on muusi trop muusi trop mi noddatma si a gayni noldan message tan mi noddatma cooda ko kawa inchallah okay Tounkara inchallah okay Tounkara ñu leen di gërëm di leen remercier gars vraiment maa ngi jéggalu ana suñu jigéen yi uyeenoo sœur ñu ngi si jàmm oui non ñu ngi si jàmm suñu sœur yi ñu ngi ni rek ñoom waaw ñoom tamit ñu ngi fi rek ay jooy rek affaire de ko métti waaw yàlla baax na dinañu continuer def suñu kattantulaay kattan ba ngeen ñibbi ci seen njaboot insha allahu rabbi inshallah rabbi waaw maa ngi leen di jéggalu bu baax nag boo leen ma comme li ngeen ma déggul yenn saay rek xam leen ne yitteyee bari ñu ngi jéggalu bu baax a baax ma ne ñu ngi jéggalu bu baax dégg nga inshallah ala ay problème ko yàlla baax na inshallah yàlla jërëjëf waa Tounkara jotoon nga vidéo yi envoyé woon nañu jot naa ko dinaa boobu yónnee waat nga ma ko sax defe naa ci numéro bu bees parce que sama téléphone bale dama amoon dafa surchargé woon donc du coup dama changé woon envoyé naa ko audio yi ay communication yu ma doon wax d'accord ay ñu doon amoon communication ak ambassade voilà dinaa ko déglu léegi insha allahu rabbi d'accord merci beaucoup merci je m'excuse yàlla baax na restez fort s'il vous plaît restez fort oui merci Tounkara merci jërëjëf yàlla defal jàmm merci ma la gudd fan ak wér gi yaram Tounkara kenn du yow amiin yaa rabbi Seydina Mohamed dundal ak lépp ni nga ko fekkee amiin yaa jërëjëf waaye Fatou kontaan nañ torop yàlla baax na kontaan nañ torop bilaay xol la ñuy waxee nag Tounkara jërëjëf yàlla may gudd fan ak wér gi yaram jërëjëf may la xewal bu yaatu ba nga mën a téye Sénégal sa loxo yéen a war a téye Sénégal seen loxo ay wallaay yàlla baax na Pape Tounkara après dinaa la jox benn téere ay nitu tëgg ngeen waaw après dinaa la jox benn téere après nga utiliser ko billahi wallahi affaire oɗon ñaagun Allah neɗon ene moƴƴi machallah après mam tottumo ɗum inchallah yàlla baax na mam tottumo ɗum inchallah jërëjëf waaw gars yi ñu ngi jéggalu ñooñu suñu frère yi la woon dax la comme niñ koy waxee rek ñu continuer waat toujours ci discours président de la République on a eu beaucoup de déceptions dans ce discours parce qu'on a trouvé que ce discours n'a même pas couvert la moitié des problèmes du Sénégal ou la moitié des problèmes des Sénégalais li ñu gis rek mooy Macky Sall ñëwati na vraiment rey Sénégalais yi ak les mêmes discours de la France ak wax ñu exactement li nga xam ne moom la France di def y a des réalités que nous vivons pas am na quand même comme ni ma leen ko waxee ñu ngi jéggalu bu baax quand même dinañu pas saluer dinañu nangu ne que au moins léegi boppam bi ubbeeku na pour mu bàyyi Sénégalais yi ñu ñibbisiwaat seen kër voilà asalaamualeykum soxna si ñu ngi lay ziyaare asalaamualeykum waaw maa ngi leen di nuyu Tounkara ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaare asalaamaaleykum waaw sama yaram di daw ci waa Daxla yi rek billaay Macky Sall moo dogal xol dëgg moo ñu ñàkk yërmande dëgg la
waaw léegi man daal dafa am lu ma doon wax sénégalais yi lay waxal. waaw bismillah. tey bés bu julli mënee am rek na ngeen xam ne xalifa bi joxe annonce moo tax julli mën a am. damaa bëgg sénégalais yëpp xam ne Macky Sall du moom moo leen jox opportunité pour ñu dem julli ji déedéet. joxu leen ko damaa bëgg mu leer ci bopp ñëpp. léegi nag ni xalifa bi demee ba wax. ne na ñëpp julli ci. na ko sénégalais yi jóge nangu ko seen liberté ba ubbi région yi. parce que nit ki mënoo nekk prison. ci sa biir dëkk. parce que tey jii nii xale bu góor bu jóg di ñaani visa dem Europe doo am. dëgg la. ku ñaani visa dem ak pour dem Amérique doo am. loolu mooy dëgg. pour nga génn Sénégal doo am léegi nag nga jóge Dakar ba nga dem Thiès am sa benn chantier boo war a def. wala nga ne doon maçon wala sa yaay feebar nga war ko seeti wala nga war a mën a dimbali ci sa benn mbokk waratuloo dem sa biir dëkk ñu def la prison non Macky Sall waxul non da ngay non mënoo yabe askan wi noonu non da ngay wax rek. parce que pourquoi parce que tu as peur lan nga ragal sénégalais yi am freedom mën a xeex seen droit wala mën a wax seen droit wala jaabante non ci biir Sénégal ñu def la prisonnier non loolu mënu nekk gis nga dëkk yi nga xamee ni pays africain la ñu respecté seeni doomi dëkk ku lu mel ni Mali couvre-feu jóge dafa bu yàgg arrêté nañ dëkk bi ne bu ñuy wax Côte d'Ivoire couvre-feu amu fa kenn tëjul nit ñi ba pare président ba yëkkati 75 000 francs benn askan mu ne envoyé nañ la ko sa orange. man dama la bëgg a laaj yaa soxna si. léegi lan moo tax est-ce que yow ci discours Macky Sall bi yëpp dégg nga muy yàbbi di tufli ci coono gi sénégalais yi di dund affaire dund gi lu tax waxatul ci dund gi. non moom sécurité am ba sénégalais yi du ñu saqat parce que day testé seet ba xam ndax mën na noot askan wi test la gis nga li mu def nii couvre-feu beeg dóore yeeg yi test la pour seet ba xam ndax askan wi mën nañu riposter wala déet gis nga suñu ko mayee lii su ko askan wi mayee mu continuer tëj région yi Macky Sall ci lay jógee yàpp sénégalais yi ba àdduna bi parce que damaa bëgg askan wi xam ne du Macky Sall moo leen jox feu vert pour ñu julli ji xalifa yi ñoo ni dañuy mën seen julli dañoo mën julli loolu la bëgg askanu Sénégal xam ko yaa ngi dégg bu baax a baax ñu ngi lay dégg parce que li nga xamee ni moom amu ci droit moom la dem nangu mooy diine askan wi xam nañ julli léegi kilifa diine yi génn ne ko joxe feu vert démb ak barki démb que ñëpp dinañu julli ji xam nga loolu moom amul ci la waaye léegi nag askan wi nangu seen frontière génn nangu ko jaabante ñu xool ba xam ndax Macky Sall moo leen moom wala déet ndax moom Sénégal yi wala déet yow jël nga suñu alal waxuñu yow jël nga suñu pétrole yow jël nga suñu gaz jël nga suñu 6 000 milliards jël nga suñu 400 000 jël nga suñu zircon yow suñuy garab yi nga amoon sax dagg nga ko ak Adama Barrow di ko jaay yow bàyyi loo ñu dara léegi nag yow nga ne nag sénégalais bii da amatul droit dem teg côté be sénégalais bee de région bee daful dem fee parce que yow yaa ngi foofu mënoo génn mënoo dem tu as peur da nga réew bay xalat malak bi naan ay ñuy bàyyi dañ leen di escorter xam ñan ñooy bàyyi ak ñan ñoo dul bàyyi mais nag tal koo yëpp affaire bi ça devient dafa rigolo sax sénégalais nekk prisonnier ci biir dëkk yow xalaatoo ni économie bi loolu dafay daaneel xamuloo ne xalaatoo ni ki nekk Dakar dafa am lu mu war a def Mbuur xalaatoo ni ki nekk Mbuur dafa am lu mu war a def xam na ñan lay xeex taalibe yi lay xeex taalibe Touba yi lay bañ ñuy jaabante Dakar Touba taalibe yi day xeex est-ce que yaa ngi dégg ba ci commerce bi ba ci business bi boo déggee ñu ni benn fan ànd naa ci man loolu rek laa ànd nag gis nga li mu wax yëpp benn fan ñu fermé ka marché yi raxas ka parce que képp ku bëgg set ak setal xam na ni fi sa liggéeyukaay war na am benn bés boo xamee ne war nga ko raxas loolu képp la wax loo xamee ni yenu na maanaam mais à part ça moom fi mu nekk nii gis nga taalibe yi lay bañ a gis parce que ñoo mën a yóbbu furu faraan léegi nag pour xeex leen léegi dañuy bañ ñu jaabante Dakar Touba Dakar moo tax ñu génne woon hélicoptère bi jàpp ci 25 oto yu dem Touba léegi nag waa Touba tarixa yi laay waxal ak waa Ndiassane waa Daaru Musti jóg leen ngeen nangul seen bopp seen liberté
ndax waa ji kat dafa yabaate te ku ko may tuuti nag mu jël lépp ku ko may tuuti mu jël lépp mani dëkk bii ñu nekk tey ubbi nañu dëkk bi amul couvre-feu amul jàppal bàyyi amul dara masque ku ko neex takk ku ko neexul doo takk masque ça va de soi ci yaroon la dépendre amul dara lu nga xamee ni Macky Sall am na pour di ko imposer Sénégalais yi parce que dafa jël suñu alal yëpp defal ñu hôpital defal ñu dara suñu doom yi nekk dax la mënu leen a indi mënu leen a jàppale mooy li nga xamee ni tey Sénégal yëpp waroon nañu jóg révolté ngir xale yi bakkan yi taxaw di ñu xool di jooy bés bu nekk mais am Sénégalais yi yéen a mën a seetaan mën nañ seen problème ah beneen affaire bu ma la bëgg a laaj waaw mais Soxna Astou Sénégalais yi what is really going on non daf leen bett kay ma wax la Sénégalais yi ñu ngi dajale de ak ka ñoo mën a dajale dara mbokk leen daf leen bett xam nga nit ki li nga mënul xalaat ci sa àddina ni nit mën na koo def moom la Macky Sall di def muy jaaxal Sénégalais yi chaque jour lu ak ñoo mën a xeex ak ñoo mën a xeex te xeex bii Macky Sall na nga xam ni provoqué nga askanu Sénégal na nga xam ni dugal na Sénégal kuuta koo xale ni yow ñii di nga ci dem ba bëgg cee génn mu dala parce que mayewoo julli moomoo julli fi nga ko fekk te fii nga koy bàyyi sa juróom-ñaari maam fii lañu fekk julli te fii lañ koy bàyyi man samay maam fii lañu fekk julli te fii lañ koy bàyyi xalifa bi moo génn ne ne ñëpp julli ci déggoo ma de xalifa bi moo ni àjjuma bii di ñëw mooy final bi déggoo ma de dégg naa ko bu baax dégg naa ko kon moom mayewul julli dama bëgg nag région yi ñu ubbi ko et puis nu mu gën a gaawee dara lañ la jox fii ak fin du mois nga ubbi région yi soo ko ubbiwul Sénégalais yi dinañ la wan ni la mënuñoo nekk prisonnier ci seen biir dëkk ngay daaneel économie Sénégal yow Sénégal yow ci boppam yow ñi nga xam ne dañoo am tool ci àll bi dem di bay di jaabante am seen surga yore seeni ganaar dem di ko gérer ji mën na too poussé nga ne autorisation ngay joxe def ko ségrégation ku ma am ndey ku ma amul ndey ci Sénégal c'est-à-dire ñii ñooy génn ñii duñu génn ñii ñooy génn guddi ñii duñu génn guddi ñii ñooy noos ñii duñu noos ñii ñooy nelaw ñii ñooy yeewu yow foo ko teg Macky Sall koo yëpp ko jàppum Abdou Karim Gueye bi mama loo ci xalaat encore ma ni na bàyyi Abdou Karim Gueye dafa fi dara lu mu wax moom la ñëpp di wax moom la ma Samba di wax moom la ma Demba di wax moom diine l'islam moom moomu ko mais Sénégal ségrégation la ku ma am ndey ku ma amul ndey parce que guddi gi day yéen a ngi noos bu guddee tali yi fees ba bëgg a dee nekk jaabante di doxalaalu dégg nga ñenn ñi di nelaw loolu ngeen bëgg mu continuer ba tax mu jaral leen ngeen teg région yi teg Sénégal yi seen biir seen liberté jël na seen alal waxuñu dara tabaxuloo hôpital Sénégal yi amuñu hôpital yéen ku ci feebaraan yéen a ngay dem à l'étranger faju ji tax da ngeen a ñàkk pexe waaw ñooñu nag léegi yow Sénégalais ci biir Sénégal am drapeau Sénégal vert jaune rouge avec l'étoile amul droit jóge Dakar dem Thiès amul droit jóge Dakar dem Mbour waa Mbour du ñu yem waa Touba tamit mais Macky Sall ko yëpp Macky Sall même le buuru Maroc amul du def loolu le roi du Maroc il n'a pas le droit def loolu ay nitam ca biir Maroc parce que dafa respecté ay citoyens amul benn buur ci àddina buuru Qatar amul benn buur ci àddina buuru Espagne boo xamee ni tey dana tey ay askanam lan leen amu leen droit traverser bu ngeen dem dañ leen di surveiller xool ba xam ndax yéen am ngeen envie dem d'ailleurs ñun ñu nekk ci gouvernement bi sàcc nañu seen alal ba pare mais ñun ñooy lépp ñun ñooy féex mais yéen ay ganaar ngeen da ngeen di fàtt ci cage bi dégg nga du ngeen génn du ngeen traverser ba nouvel ordre mais Macky Sall ko yëpp beneen affaire bi ma gën a jaaxal am na kuy bind ni ci commentaire yi mu ne les putes de la République parce que bu ñu juumul couvre-feu bi mu commencé kiñ ci njëkk jàpp defe naa bu ma juumul mooy goro Youssou Ndour moom la ñu njëkk jàpp mu ànd ak gelam ñu dem faat doomu jàmbur fële ci benn appartement boo xam ne beneen milliardaire sénégalais moo ko moom loolu tamit wax jooju kenn déggatu ko wax jooju fi mu ne nee na kuréng mi ngi noppi waat parce que ñoom noonu la ñuy fonctionner lu jëm ci booram doo dégg dañ leen di libéré ndànk di dox seen dox déggoo de man sénégalais yi nañu jóg di dem ci région yi
nangu seen droit waa Touba lay waxal taalibe yi lay waxal Baay Faal yi lay waxal kenn du leen tere dem Touba en tout cas Baay Faal yi jóg leen en tout cas Baay Faal yi Baay Faal yi jóg leen kenn du leen tere dem Touba taalibe yi dem Tiwaawan ñii dem Thiès ñii di dem Saint-Louis di doxi seen soxla na nit ki mënoo jël alalam ba pare tëdd ci alalam def ko kaso yóbbu ko kaso en tout mais cas kon ngeen ñàkk fayda kon ma xam ne Sénégalais yi billahi yéen jaru leen jox ngeen lekk jaru leen jox ngeen naan kon yéen nga xam ne yow li àddina raxasoo yëpp yéen a koy naan seetaan leen ngeen xool maa ko wax man jigéen laa je suis une dame une grande dame une grande je suis pas une petite dame voilà je suis une grande dame voilà xoolal dofuma maa ngi ànd ak sama xel maa ngi ànd ak sama sago képp kuy jóg di wuti autorisation pour génn ci lii bàyyi sa morom xoolal imbécile parce que da nga war a xeex xeex bi waroo téye affaire bi pour sa bopp bàyyi ñeneen ñi képp ku dem farang ba di wuti autorisation kasara yàlla nga imbécile nga doo ñu ci dara dara jox na lekk dara jox na naan parce que amul leen solidarité jóg leen ngeen opération yi nit ki mënoo ko privé liberté ci biir dëkkam nit ki mënoo ko privé liberté ci biir këram lii nag maa leen koy wax ci weeru koor gi xoolal fii ak fin du mois laa wax bàyyil région yi Macky Sall ragal nga Macky Sall doo def jàmm Macky Sall fii mu nekk da ngaa féex parce que bu ko jotee gaa yëpp dugg ci seen i ay ngunu gara Macky Sall ubbi région yaa ngi daaneel économie Sénégal dafa réew yow dimbale wooñu yow da nga fekk gumba di yalwaan nga tuur yalwaan gi mooy lan ki nga xam ne bu xëyee day jël oto transport en commun yorul dara yéen transport en lekk lañ joxul lee yéen yéen a doon am dara Dakar Saint-Louis Dakar Thiès du ngeen amati dara jóg leen yéen nangu seen liberté wax ji dafa yabaate li ma gën a jaaxal wax suñuy milliards li ma gën a jaaxal ñoom dañu tëj yoonu région yi waaw gars yi di utiliser ay auto police ak ay auto gendarmerie di def ay transport en commun c'est ce qui est grave est-ce que loolu yëg nga ko est-ce que yëg nga ne police ak gendarmerie ñu ngi def ay transport en commun wala de billahi laa koy waate ci barke weeru koor wi tey la 11 bis bu ngeen bàyyee Macky Sall ci lii mooy def na ngeen jàmm ba ngeen juddee Allah te yéen bu fekkente ni nangu ngeen ko mooy yéen nangu ngeen nekk jaam yéen Macky Sall sax ngeen dee waatati bu leen wax barke yàlla dee leen wax barke Macky Sall parce que moom mooy da ngeen ko topp da ngeen ko ragal yéen góor ñi laay waxal yéen Sénégal yéen taalibe yi yéen Sénégal yi juddoo Sénégal yaroo Sénégal màgge Sénégal bis bu ngeen bàyyee Macky Sall mu leen di dëggal région yi mooy yàpp na leen bis fu àddina bi tukki histoire bi dana mujj di ko bindee ba mu leen diinee ñu teg région yi da ngeen di pat di yaroo si yàlla si di wuti autorisation ku ko def nag sa autorisation dox la ngay dox di ko demi yàlla bu mu ànd yàlla ci barke weeru koor gi ku génnul xeex li xanaa ngay wuti autorisation di jaay jomba ñaaw lépp looy doxi yàlla bu mu leer lépp looy wuti yàlla bu mu ànd ci barke weeru koor gi parce que nit ki sa liberté yaa koy xeex sa liberté yaa koy nangu soo ko deful mooy yaa gën a yées ki sa askan bi mooy nit ku ñàkk jom nga mooy moomoo sa bopp mooy yow doo sax góor mooy Macky Sall kese mooy c'est le seul homme au Sénégal moom rek mooy góor mooy yéen du ngeen góor parce que ñii yëfu yabaate la yëfu ñàkk jom la man mii jigéen man du ma ko nangu en tant que jigéen man du ma nangu lii te góor ku nangu nag ku moytul ba ma gën laa góore ba ma gën laa dëgër kon kasare yàlla gi sa dund teye ka gën Tounkara sama xol dafa jeex fi laa mën a yem tey de gis naa la nga musuma laa gis nga meree nii jërëjëf na la yàlla fay yàlla na la yàlla aar oh my god the lady is upset today mer na de tey suñu grande dame bi tey elle est fâchée mer na de voilà mer na de en tout cas mer na de tey mer na voilà gars yi jéggal leen ma jël keneen ci ligne bi vous m'excusez je vais prendre une autre personne jéggal leen parce que gars yaa ngi woote mais ligne bi dafa xaw a saturé wala jéggal leen waaw asalaamaaleykum waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar na nga def ñu ngi lay ziar loo xalaat ci discours président na nga def waaye discours bi kat yow Tounkara amul njariñ ok amul benn njariñ gisuma si benn njariñ parce que 20 heures nga yóbbu ko 1 heure de temps
6 heures du matin nga yóbbu ko waat nga yokk ci nga jël nga yokkaat 1 heure de temps muy 5 heures du matin te waxuma la dara ci Tunkara li ma gën a metti mooy Cour suprême bu yeboo ñoom nañ ko éliminer moom mu bañ exister ci parce que dem li ñu wax ak tey li président bi wax dafa mel na yàlla ak yaali suprême bu yeboo dañ ko dindi Cour suprême na dañ amul benn njariñ Sénégal dañ leen balayé président de la République da leen balayé Cour suprême moom amul njariñ moom dañu summeeku juutu vraiment man Tunkara li femme bi wax dëgg la liberté moom yaa koy xeexal sa bopp kenn du la ko xeexal amul surga ñi ñëpp am droit dem ak ñëw si ñëpp am droit dem ak ñëw kenn moomul dëkk bi kenn moomu ko li xalifa général bu wax ko dëgg la papa moom ko yaayam moom ko dëkk dana am dem droit am dërëm ñëw bu yeboon nañ xam loolu Sénégal nanu jug ñu xeex kenn du toog foofu affaire du toog moo koy dindi gis nga ni ñasee ni xeexe mu di xeex suñ ko xeexagul noonu duñ dem mukk billahi dañuy noot Tunkara wallahi azim dañuy noot lii dañuy noot dañ lay noot billahi Tunkara lii non Tunkara sa xol day jeex chaque jour da ngay nekk fii di dégg Sénégal sa xol di jeex di metti di sa xol day tàng jër suba ba ngoon sa xol day tàng ci Sénégal billahi sa xol day tàng jër day metti dafa metti lii Tunkara lii metti na Tunkara billahi lii metti na gis nga móor yi ni na xeexe gis nga diaspora bi dina xeexe ñoom dañu war xeexe diaspora wan na leen yoon mais Sénégalais vraiment man xaw ma dañ leen man li ma metti daal metti na ma rek ci Tunkara li ma metti na ma Tunkara vraiment loo ci wax sa xol day jeex s'il te plaît nag jël Akhenaton jël ko ñun bëgg na la réaction jël ko merci jërëjëf merci waa gars yi jégal leen ma tuuti rek ma jël beneen nit suñu benn yaay boy buy woote yàgg nañu ci combat bi ak moom te ñoom dañoo nekk ci goxaani Sénégal di dund bi dañoo bëgg a xam ñoom ni ñu gisee discours président de la République. allo. waa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. mama ñu ngi lay ziyaare di la ñaanal yàlla ci weeru koor gi di la jéggalu di la jéggal. waa jéggal naa la man itam maa ngi lay baalu si weeru koor bi. voilà. yal na la yàlla fay sa xol li ngay liggéeyal Sénégal ñëpp gis nañ ko. yal na la yàlla fay ci barka alxuraan. yàlla baax na. waaw léegi tey naka nga gisee discours président bi ndax yéen a nekk ci biir terrain bi di dund yéen ndax gis ngeen ndimbal li ndax ndimbal li ñuy woote ndax yéen am ngeen loo leen lekk ci seen biir kër yi pour confinement bi ak jafe-jafe yi nekk ci biir réew mi naka nga ko gisee ak waxtaanu président de la République waxal nag lépp lu nekk ci yow loo xam ne vraiment lu la neex ak lu la naqari amul benn problème ñu ngi bëgg a dégg dañu bëgg a dégg rek ndax yow yaay nga si ñun di xarit man xarit nga ci man nit modèle nga ci man li may wax nit ñi gars yi ma présenté leen kii mooy sama yaayu Facebook mi ngi nii de 1 million maman Fatou Boy de 1 million voilà kii mooy sama yaayu Facebook de 1 million waaw ñaari yaay laa am ki ma jur ak sama yaayu Facebook nag mooy mère bi loolu leer la loolu dëgg la yàlla ko dogal voilà yàlla moo dogal loolu vraiment waaw vraiment ndimbal bi moom man moom maman Fatou Boy gis ko kenn binduma awma gisuma dara vraiment loolu moom tanteruñu suñu bopp te dëkk bi métti bi nga xam ne les gens ont peur tout le monde a peur man tey li ma ko doon xaar si discours am mooy pour mu ndax urgence ya fay nekk ndax doy na ndax médecin yi leen war a couvrir ndax doy na pour dalal suñu xel daal ci maladie bi parce que am na urgence ñu ko nekk ñooñu ñi ngi ci lit de mort di xaar seen dee léegi nag ñun bëggoon nañu mu soulager suñu bopp si loolu pour wax dëgg yàlla urgence ndax ña fa nekk ndax am nañu matukaay yi doy loolu la ñu séntu si président mais loolu waxu ko mais fenn rek laa xaw d'accord ak moom fi mu ne
def seen ay kii nu mu tudd seen ay néew daan leen rapatrier. waaw parce que loolu mooy li gën. doomu Sénégal bu dee extérieur. nga ni yow kenn du ñëw dëkkam kenn du ko fa suul. si dëkku jàmbur leen koy suul loolu jaaduwul. déedéet. waa diaspora bi xeex ko fuloo wax wut avocat def lu nekk mu të. tey bi mu ko prononcé ni loolu dana am kooku moom kontaan naa ci. torop man tamit. parce que ku ci nekk boo dee bëgg nga say waajur ñaanal la. booy dëgg de. takkal la jébbal la yàlla sunu borom di ñëw di la ziar. mais extérieur kooku amoo benn assurance. moo tax tey loolu bi mu ci ñëwee loolu moom kontaan naa ci. ak sénégalais yi bëgg ñibbi ak yi bëgg dellu si loolu itam ñu yombal leen ko loolu moom kontaan naa si. non sénégalais yi dund am na sénégalais yu dund mama yoo xam ne dañoo càng ci yeneen réew. waaw ñooñu wax na ka loolu wax na ka. ah wax na ko ñu nekk Dakhla xam nga dañu am ay sénégalais yu nekk Dakhla. ah kañ loolu wax na ka sénégalais yi càng yi nga xam ne ñi ngi nekk extérieur. waaw bëgg ñëw. waaw loolu dana ko seet ak ministre de l'intérieur. macha allah mama macha allah jërëjëf. des affaires étrangères nu nuy ñëwee. loolu wax na ko. ñaar yooyu moom kontaan naa ci. mais affaire coronavirus bi bëggoon naa mu wax ci bu baax a baax. pour alléger suñu souffrance. parce que vraiment suñu bopp perturbé na jaxasoo nañu lekk nu naanu nu suñu ay nelaw doyul. léegi ndimbal bi gisuñu ci dara gisuñu dara man day ma Fatou Boye gisuma benn ndimbal ah. est-ce que wax na ci ndimbal li tey est-ce que wax na ci dawlin beeg ceeb beeg suukar bi tey. déedéet waxu ci ndimbal bi dafa lëj ñi koy jot sax ñu bare jotuñu ko tuutee ko jot wala nga gis benn famille bu nga xamee ni nelawam doy na fukki saaku si biir këram. comme famille yu am alal yi daal borom alal yi. waaw parti pris ak délégué de quartier yi. fab lu nga xamee ni lu bari dugal ko seen kër yi moom daal dafa lëj indi problème bu nga xam ne vraiment ñi ko soxla comme ñun gisuñu ko ñun de gisuñu ko on vit au jour le jour te balaa ñuy dog li yàlla xam doy na yooyu moom waxu ca dara. man daal benn rek a ma neex sunu néew yi war a ñibbisi loolu moom neex na ma si discours mais à part loolu leneen neexuma ci dëgg yàlla. waaw parce que waroon na wax si corona bii ñuy sonal. médecin yi amuñu matukaay yu doy. infirmier yi amuñu matukaay yu doy. fi mu nekk nii ay médecin ngi nenn benn médecin bu nekk hôpital Fann corona bi dugg na ko xam nga kooku loolu baaxul. déedéet ay infirmier ay aide infirmière ñoom ñëpp corona bi jàpp na leen ndax lan amuñu masque yu doy. amuñu matukaay yu doy. loolu jaar na ba pare en plus de cela des na beneen Ousmane. lu Sénégalais yi tiit. ci piqûre bi. waaw vaccin bi waxul ci nasaraan yi bëgg dugal. waaw waxul ci vaccin bi tamit. nasaraan déedéet sénégalais yi nag tiit nañu solo sénégalais yi dematuñu hôpital ragal nañu hôpital sunu doom yi kenn yóbbootu leen ñu ñàkku ndax lan nasaraan si seen piqûre bi ñu bëgg dugal si sunu dëkk bi piqûre nu par force léegi nit ñi ragal nañu sax hôpital. allahu akbar. hôpital ragal nañ ko xale yi dematuñu ñàkku xam nga kooku c'est grave. c'est très grave. ay xale yu am 1 an 2 ans 3 ans yóbbootoo leen ñu ñàkku ndax ragal nga piqûre boobu mu dugg ci biir dëkk bi ñu piqûre leen ci. dëgg la kenn yóbbootul seen doom yi ñu piqûre. c'est grave. dëgg la. hôpital kenn dematul ku feebar yaa ngay dem pharmacie ñu jox la garab nga naan wante hôpital kenn dematul hôpital sax ñu ngi jooy loolu di ko sotuñu benn malade yëpp daw nañu. allahu akbar. malade yëpp daw nañu hôpital nga koy wax fan yi yëpp di ko sotuñu benn malade ñëpp a daw hôpital ndax ragal piqûre bi tubaab yi bëgg ko indi suñu dëkk yi piqûre nu par force. allahu akbar. ñi ngi ci danger tubaab yi par force
bëgg nañ ko indi ci biir dëkk bi te sénégalais yi bañ nañ mais nag Ousmane maa ngi lay wax leen sunu bakkan bii lañ ci teg tubaab yi bés bu nu dëgëree ba ñëw fii ci dëkk bii billahi guerre civile dana fi am daanu xeex ak ñoom parce que du ñu nangu ñu sacrifier nu ñoom li dee si ñun deewul si ñun loolu yàlla la par force africain yi dee déedéet kooku duñ ko nangu sunu bakkan bii lañ ci dañu ñëw suñu dëkk bii rek ne dañuy picc ñëpp taxaw nañu leen yëg yëpp taxaw nañu ñëpp a taxaw di leen xaar ci loolu waaw ñoom suñu autorité yi waxanteeg ñoom dana fi dugg par force ñu ngi leen di xaar ba mu dugg jërëjëf mama dinaa la woo après léegi incha allah bu ma paree waxtaan bi rek dinaa la woo nuyul ma njaboot ji nga nuyul ma waa kër gi namoon naa la lu bare incha allah kontaan naa si yow yal na la yàlla fay sa xol yal na la yàlla fay sa xol li la yàlla fay Tunkara merci beaucoup et bonne soirée à toi voilà waa gars yi maa ngi jéggalu de gars yaa ngi woote rek allo maaleykum salaam maa ngi jéggalu sama waa ji maa ngi jéggalu de non amul problème ñoo far Ousmane waaw bismillah Ousmane yàlla na yàlla fay sa xol yàlla na yàlla fay sa xol amiin ya rabbi yàlla amiin mais maa ngi saluer suma sœur Rocky Diallo maa ngi koy saluer bu jàmbaar la de Rocky de ku ko bàyyiwul jàmbaar la Rocky sama jarbaatu bopp la il faut gars yi bàyyi ko xamante wuñu mais sànq rek mu may répondre ci live bi mais yal na ko yàlla defal jàmm moom tamit elle est extraordinaire ñun doom yu mais grand Ousmane waaw vas-y grand Ousmane yow lan moo lay déy li ngay wax lan moo taxoon nga ne Macky Sall tapet la est-ce que xam ngeen Macky Sall discours bi mu jëlu ko ci décision boppam déedéet dafay ragal pression dafa ragal pression bi la ragal il a peur xam nga waxoon nga ko moo tax xam nga dama fanee passé dama ne la dangaa war di sotti di sànni ay pétaw pour nit ñi gëm la ndax Sénégalais loolu la ñuy gëmee nit xam nga lu tax ma wax la loolu xoolal da nga ne waa ji ñemewul pression boo xoolee waa ji jumaa yi mu ubbi pression moo tax mu ubbi ko de dafa ragal nekkul décision boppam non ubbiwul jumaa yi ñoo ubbil seen bopp jumaa yi xalif général bi joxe na ay kaddu xalif généraux yi nee nañu vendredi bi final la nee nañu final dañuy defante ak Macky Sall dañuy wone Macky Sall ne bàyyam moomul réew mi Macky Sall ragal mu dellu ginnaaw dafa ragal xam nga loolu mooy pression dafa ragal xam nga loolu mooy pression te pourtant deuxième bi bu ngeen xoolee deuxième bi Macky Sall li mu discours bi mu jël yëpp ban changement moo ci am dëgg la Sénégalais yaa ngi gën a xiif dëgg la tey la Sénégalais yi gën a sonn Macky Sall waxul ci ndimbal li waxul ci ceeb bi waxul ne di ngeen jot waxul du ngeen jot korité ngi ñëw nit ñi dañuy gën a sonn te nawet baa ngi ñëw yooyu yëpp Macky Sall waxu ci léegi tey diaspora bi tey liggéey suñu néew suñu réew liggéey bi ci gars yi def pression boobu tamit mu daf ko ragal loolu mooy dëgg te xam na ni xaalis bi mu fi jox ñu koy séddale si diaspora bi ba léegi waxu ci te xam na ni ñaa ngi ciy coow léegi xam na ni diaspora bi mere nañ ko à 200% mu ne léegi li cour suprême def moom Macky Sall ngeen baal ma ci terme bi moom moo taxaw saw ci kaw si cour suprême ngeen baal ma dëgg la wante ni tekki woo leen dara fii maay Jimbori Sall Jimbori Lido Sall en tout cas moom mooy buum di buum non xam nga léegi bu ngeen xoolee tey mooy li combat bi li may wax Ousmane li may wax fii laay wax fépp na combat bi continuer parce que gis nga sa waay nañu wax ci ceeb bi wax ci nit ñu xiif wax ci nit ñu sonn la waxul tufliwul ci ceeb tufliwul ci diwlin tufliwul ci macaroni moom moo ko tuddee woon macaroni tufliwul ci xam nga tufliwul ci suukar est-ce que xam ngeen Sénégalais yaa ngi ne ak xiif yow nga ñëw di ñu wax ay waxu jàkk yi dina ubbi moom dafa mën a ubbi jàkk yi sëñ Muntaxa Bachir Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ak suñu xalif général bi nekk ñaseen bi ak suñu xalif général yi nekk Tiwaawan ak kilifa diine yi ñoo xam ne Macky Sall ci ay kàcc lay dox xam nañu ne Macky Sall ku ko topp di nga dem safar xam nga am na benn taalibe bu fi ñëwoon benn Baye Fall nga jéggal ma dama la dog yàlla bu la yàlla dog am na benn Baye Fall bu fi ñëwoon wérul torop àndul ak xelam torop xam nga li nit ñi comprendre
yenn saay nit dina manqué xel mais yàlla dafa am lu muy def ci moom. lu muy def ci moom. waa ji ñëw taxaw mu ne képp ku votel Macky Sall di nga safara nga jëm. gis naa vidéo bi. xam nga loolu doomu aadama yi bàyyiwuñ ci xel mais an ci l'islam ci alquranul karim képp ku ànd ak jëfkatu lu bon di def lu bon safara nga jëm mais buy dem safara du la bàyyi. Macky Sall man munumaa ne képp ku ko votel mais man naa leen wax ne képp kuy lëkkaloo ak Macky Sall di def lu bon safara nga jëm parce que safara yàlla bi ñu bon ñi ñoo fay dem te ku bon ànd ak ku bon da ngay dem safara. Ousmane continuer Ousmane. waaw Ousmane le Sénégal est préparé le pire reste à venir ci coronavirus bi gis nga liñ ne mooy war a dee Sénégal Macky Sall dina ko matal lim boobu. voilà dina ko matal te dina ko réussir xam nga lu tax. ma yaatal foofu tuuti rek gis nga bu doon Macky Sall dafa jël décision pour combattre feebar bi bu jëlee ay décision ba pare danaan léegi comme que couvre-feu bi yokku naa si 1 heure de temps damay jël militaires yi wàcce leen si terrain bi ci marché yi ñu def ay gestes barrières par force raxasu ak gel doog a dugg ñuy contrôler nit ñuy duggee ci marché yeeg ci njaganjaay yeeg ci oto yi defu ko. di dóor ni léegi nag di saluer ay gendarmerie ak ay militaire ci dóor ay doomu aadama ñu ngi dóor doomu aadama yi di fekk ay nit seen kër di leen ci côté di leen tabax ay borom kër naka ngay dóoree borom kër. mooy li ma la wax moom instant li mu feebar bi ci boppam fu mu jaar matal ko na ci nit ñi bàyyi xel marché yi ñu ubbi li mu feebar yi la ñuy wut gis nga marché yi bu doon da koy ubbi rek te Sénégalais yi tax day teg ay gestes barrières ànd ak policiers yi ñuy contrôler ñuy sol masque ci biir marché bi di contrôler jaay bi ba xam ni ñaa ngi topp rang yi normal ba xam ni ñaa ngi sorienté mais du ko def léegi te korité mu ngi jub si li soxna si wax léegi nit ñi dañu war a jógee village ak village war a dem korité ji te yooyu yëpp dañ ko tëj léegi bu pression bi gënee bari Macky Sall dina daw abal ñu wala mu def li ñu bëgg. en tout cas ñemewul pression. en tout cas. mais bu nit ñi bu ñu ubbi jàkk yeeg jumaa yeeg église yi nit ñi jàpp ni liñ doon xeex dafa dañ cee jot. jotuñu ci non. tey la gën a metti te le pire reste à venir gis nga Macky Sall bi muy ubbi école yeeg. jàkk yi yëpp tegu ko ci échelle waa ministère de la santé. parce que tey la ñu gën a am kaay ma confirmer la dara kaay ma confirmer Sénégalais yi dara. Macky Sall bu ubbee jàkk yi. ubbi marché yi. xanaa léegi mën nañoo bàyyi doomi aadama yi marche xam nga léegi dafa newoon nañu arrêté marche populaire yi dañ ko arrêté parce que dafa ragal. waaw léegi marche populaire yi mën naa continuer léegi waa Y'en a marre waa ñoo lànk waa aar li ñu bokk. yow man ngeen jógaat taxaw sa waay pression lay bañ. ah voilà sa waay pression lay bañ mën nañu jógaat taxaw Abdou Karim a ngi ci biir kaso bi. Abdou Karim Gueye bàyyi Abdou Karim Gueye yóbbu nañ ko ci biir kaso bi sénégalais yi génn leen dem palais nañu génn dem palais. Abdou Karim Gueye ku jara xeexal la parce que bi mu ñëwee bay xeexalul tariixa xeexalul këru diine bàyyi beneen dafa ne fépp fu jàkk nekk nañ ko ubbi bépp imam bu ñu mës a jàpp Abdou Karim Gueye moo fa njëkk moo fa njëkk tariixa moo fa njëkk këru diine moo fa njëkk kenn te Abdou Karim Gueye da ngay xool bi ñu jàppee imam Ndaw di ko jiñ terrorisme mennum Abdou Karim Gueye nga fa gis xool Guy Marius Sagna bokkul ci l'islam Guy Marius Sagna te dañoo jàpp Abdou Karim Gueye muy xeexal l'islam Guy Marius Sagna mennum moom ngay gis si buntu gendarmerie Colobane mu taxaw tey def na communiqué sax non man waxuma sax man gis nga man Guy Marius Sagna waxuma sax ay communiqué mais dañuy xool geste bu noble bi muy def en tant que loo xam ne dee Sénégal la te dinañ ko am mercredi bul raté mercredi à la même heure Guy Marius Sagna mooy doon suñu invité xam nga Abdou Karim Gueye Guy Marius Sagna dañuy xeex loo xam ne intérêt benn tarixa wala intérêt ñaari tarixa dañuy xeex loo xam ne pour Sénégal yëpp la mais lan moo tax tey ñaaru nit ñu mel noonu bu ñu amee problème Sénégal yëpp luñu jóg man loolu mooy suma problème Abdou Karim Gueye du benn jàkk bu nekk ci koñam moom jàkka yi ci Sénégal yëpp la boole maasale ne nañ ko ubbi ci jàpp ko ci loolu Sénégal yi toog seen kër Macky Sall bàyyil doomu jàmbur ji ku jàppoon Amadou Sall du la neex te man fu ma tase woon ak Amadou Sall ci mbedd boo ne la bu ñu ñaar ak ñett yëg bu wéetee rek bu fa keneen nekkul ma defal ko bagage en tout cas ndax li nga Abdou Karim Gueye en tout cas na Sénégal yi préparé le pire reste à venir parce que échelle waa ministre de la santé Macky Sall dépendre ci pour ubbi affaire yi te yow nan ngay tëjee ay jàkka ak ay juma te moment bi nga koy tëj ay ñetti cas nga am léegi nga dem ba am ay 1000 et quelques cas nga ne da nga koy ubbi kon yow loolu tegoo ko ci feebar dafay fen dafa ragal gars yi xalaat leen gars yi yeewu leen te ñu continuer suñu combat tey la pauvreté gën a yokk Sénégal korité ngi ñëw nit ñi di waxuma la ku woor mënoo am loolu lekk bu korité ñëwee looy lekk en tout cas grand maa ngi yàgg si ligne bi mais daal sama wax bu mujj mooy nañu bàyyi Abdou Karim Gueye parce que bi mu fi nekkee di xeexalul jàkkay koñam xeexalul jumaay koñam
l'islam yëpp la doon xeexal en tout cas église bi yëpp la doon xeexal na nit ñi bàyyi ci loolu xel le 13 inshallah ci kàttanu yàlla képp ku nekk Dakar te mën fa jege na nga jege ci foofu te ngeen def geste barrière parce que ñun ci li ñuy xeex rek la ñuy dox bu ñu eggee ci tribunal na ñëpp sol ay masque ñu secondé suñu frère Abdou Karim Gueye inshallah yàlla defal ko jàmm mu ñibbiwaat ci njabootam parce que wérul mënoon na toog ruqam rek di wax li muy wax wala mu bañ a sax wax en tout cas bu ko dara dalee de Macky Sall est le seul responsable bu dara dalee Abdou Karim Gueye Macky Sall est le seul responsable ndax li ko daloon bu njëkk ci kaso la ko jëlee li ko daloon bu njëkk exactement ci kaso la ko jëlee yéen a ngi ko jëlaat dugal ko ci biir même kaso bi ba ko yeggal parce que li daloon dama ne Omar Blondin Diop fekkoon nañu fi su année boobu laa judd je suis né en man li may bañ mooy que ni li nar a dal Abdou Karim Gueye ñu saraxe ko parce que Abdou Karim Gueye def na loo xam ni gisuma kilifa diine bu taxaw ubbi télé wala nga def live si vidéo nee nañ ubbi jàkk yëpp moom dafa toog dénoncé ko publiquement ñëpp di ko dégg kon nag képp kuy xeex diine wala ngay xeex nga nekk ci islam wala ci chrétien foo mënti nekk bu loolu rek war na mën a tax bu jour baa nga ñëw tribunal en tout cas merci beaucoup loolu rek war na mën a tax merci beaucoup maa ngi sant patriote yëpp gërëm ñëpp jërëjëf gars yi le 13 ñu ngi leen di woo ci tribunal bi le 13 yéen ñëpp ngeen dem ngeen taxawu seen frère Abdou Karim Gueye dem leen sol leen seen masque garder leen seen distance mais dem leen tribunal ngeen taxawu suñu frère Abdou Karim Gueye. Abdou Karim Gueye est sorti et a dénoncé le banditisme de Macky Sall caaxaan yi président de la république nekkee ci dëkk bi caaxaan yi président de la république jàppee sénégalais yi loolu la Abdou Karim Gueye génn di ko xeex ngeen jéggal ma voilà dama nekk ci live de xanaa da ngaa bëgg a participer dama nekk live kon nga wooma après rek incha allah voilà merci voilà gars yi maa ngi jéggalu bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee am naa fi benn vidéo boo xam ne c'est extraordinaire Guy Marius Sagna en fait le 13 même jour jugement Abdou Karim Gueye bi jour boobu Guy Marius Sagna mooy doon suñu invité léegi nag dinaa waxtaan ak moom rek pour ñu gën a confirmer heure bi parce que vu que même jour la kiiwu Abdou Karim Gueye bi dinañu d'abord prioriser affaire Abdou Karim Gueye voilà affaire Abdou Karim Gueye mooy doon priorité ci la ñuy waxtaan sax xam naa d'ailleurs ak yeneen waxtaan yu bari ci affaire Sénégal vraiment bëgg rek pour un Sénégal meilleur pour tous les Sénégalais voilà Guy Marius Sagna mercredi ginnaaw suba incha allah 16h heure de New York ci lañ koy invité voilà incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee incha allah mercredi 16h heure de New York Guy Marius Sagna sera notre invité dans 2 jours voilà bëgg nañu incha allahu rabbi yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen fekkee yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen participer maa ngi leen di tegal nii benn vidéo am na kuy woote bismillah waaw bismillah waaw asalaamaaleykum waaw ñu ngi lay ziyaare sama sëriñ waaw ñu ngi ci live bi ñu ngi lay ziyaare allo waaw ñu maa ngi woote ni Maroc waaw allo maa ngi dégg waaw ñu ngi lay déglu bismillah da nga bëgg a participer waaw dama bëgg a participer waaw ñu ngi lay déglu waaw c'est problème ñu fi nekk quoi waaw Maroc ñu fi nekk quoi ñu tam ñu ngi fi Rabat quoi Rabat la ñu nekk quoi yéen nekku leen Dakhla yéen a ngi Rabat ñu ngi Rabat waaw masha Allah donc dafa am ñu nekk Dakhla ñooñu xam naa leen léegi yéen a ngi Rabat ñu tam ñu ngi Rabat waaw yéen ñaata ngeen foofu Rabat non bari nañ fi trop yéen tamit da ngeen bloqué foofu non bloqué ñu ngi si problème kii aide kii la ñu kii pour aide xaalis bi quoi si problème xaalis la bëgg a wax nii quoi voilà yéen noo leen def ci aide bi jot ngeen ci parce que ñu tam ñu ngi ni jëluñu fenn ñu ngi confinance jëluñu fenn ñu xëy ñu continue yàq ñu goru ñu tamit depuis 2 mois fu ñu toll nii waaw si problème boo leen nekk léegi mënuñu fexe ba kii bi parce que dañu benn format lañu pour ñu mën a dugg inscription ñu inscrit ba pare ñu yónni encore benn formule encore ñu ne di dugal ñu gën a encore ba léegi gisaguñ dara waaw vas-y ma ñu ngi lay déglu mais dafa métti quoi dañoo sonn trop yàlla dañoo sonn trop billahi yàlla xam na ko
te njiit bi daal njiit bu yoon doy waaroon njiit bi doy waaroon nag njiit bi doy waaroon dafa doy waaroon Macky Sall benn yërmande ci Sénégal amul benn yërmande ci askan Sénégal dama déglu gis dama déglu yow ngay doon wax ne dafa discours parce que Macky Sall déglu ko sax ba nga am benn njëriñ da ngay déglu ko sax xol nu may jeex doo xam lan moo koy wax doo xam lan moo koy def ay Sénégalais la quoi Sénégal moo jël responsabilité pour Sénégal moo jël responsabilité Macky Sall bi jël responsabilité jëndee ko foofu parce que dafa mel bu fekkee dafa góor dëgg dafa démissionné Macky Sall a essuyé tous les plans il a essuyé tous les plans kenn xamul Sénégal lan lañ ko def Sénégal lan lañ ko def Sénégal lan lañ ko def da ngay wax saxul may jeex wallahi saxul may jeex mais saa su ne ñu ngi déglu saa su ne ñu ngi déglu Tounkara wallahi yàlla xam ne moom li nga def moom rafet na trop ba léegi gën a doy yàlla baax na inshallah jërëjëf sëñ bi jërëjëf yàlla na leen yàlla aar voilà gars yi comme ni ma leen ko waxee nous demandons à Macky Sall de libérer Abdou Karim Gueye parce que Abdou Karim Gueye c'est un fils du Sénégal, c'est quelqu'un qui n'a fait rien de mal, c'est quelqu'un qui n'a fait rien de mauvais. Li mu wax loolu la Sénégalais yëpp bëgg a wax Abdou Karim Gueye dafa xam Macky Sall dafa xam gouvernement wu Macky Sall bu leen fàtte ne ils ont essayé de l'offrir de l'argent pour qu'il se taise. Ils ont essayé de le donner de l'argent pour aller le soigner et il a refusé. Abdou Karim Gueye ci kaso la jëlee feebaram ci kaso la jëlee problème jéggal leen ma une minute baal leen ma une minute ngeen jéggal ma dama bëgg a xool rek tous les messages que nous avons reçus make sure rek bonsoir c'est Adama il faut inviter waaw Adama Gaye aussi je l'ai invité dinañ wax ak moom incha allah wax naa ak moom je parle avec lui régulièrement mais dinañ ko indi moom tamit incha allah si le temps le permet xam nga parce que fi mu nekk connexion réseaux sociaux ak yooyu donc si le temps le permet rek incha allah dinañ ko indi au plus rapidement possible pour mu mën a waxtaan ak yéen ci ay waxtaan yu am solo et aussi la confirmation que ñun ñëpp xam nañu voilà jéggal leen ñu rek bismillah ngeen déglu xam nga dama am benn audio suñu frère Guy Marius Sagna am lu am solo ñu jaaxal ndaxte bukki rek lay doon bukki amul nawet bukki amul noor c'est pas parce que nawet dafa jot que bukki du lekk yàpp de c'est pas parce que noor dafa jot que bukki du lekk yàpp de bukki la xaar leen volume bi moo may sonal je give a second gars yi nag xam naa ne dama leen di tàggu rek incha allahu rabbi ba mercredi mais suba dinaa ñëwaat ci affaire Abdou Karim Gueye pour un petit extrait tey fii la ñu bëggoon yemale waxtaan bi incha allahu rabbi ba mercredi pour vous dire seulement que bu ñu bëggoon grader tey waxtaanu président de la République on lui donne un 2 sur 10 voilà 2 sur 10 2 venant de le rapatriement des corps de la diaspora au Sénégal mais ba léegi comme nanguwul wax ci macaroni bi ak ceeb bi ak dëwlin bi ak suukar bi le scandale du siècle il a refusé d'en parler ba pare mi ngi gën a encourager li nga xam ne moom mooy homme de tenue yi Sénégal ci dóor bi nga xam ne moom la ñuy dóor sénégalais di faagaagal di gaañ sénégalais donc vraiment sa médiocrité continue ma remercier sénégalais yépp nag te li ngeen jël seen temps ñëw déglu ñu dañu am yeneen responsabilité takkusaan jot na voilà donc il faut ñu julli ji te aussi ci weeru koor la ñu nekk donc vraiment merci à tout le monde et incha allahu rabbi mercredi on sera là avec Guy Marius Sagna à la même heure 16h heure de New York 20h heure de Dakar et 22h heure de Paris merci à tout le monde jërë leen jëf yàlla na leen yàlla aar yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot merci